ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne ni yéenay suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen nouvelle vidéo ñàkkul ni dégg ngeen ko ci bés yu ñu weesu dafa am benn faille de sécurité boo xamante ne ni dafa laal application bi di WhatsApp bu Sénégalais yi bëri di utiliser parce que dafa am benn logiciel espion israélien bu ñu installé woon ci application wu WhatsApp nag ci ab communiqué mu xamal ni corrigé nañ li nga xamante ni mooy faille boobu noonu te après loolu ONG yu bëri porté nañ plainte entreprise bi nga xam ne moo créé woon logiciel boobu noonu muy NSO Group moo tax tey ñu def vidéo pour leeralal leen situation boobu naka la demee parce que seetlu nañ ni depuis bi ñu annoncé faille de sécurité boobu noonu Sénégal dafa mel ni informé wuñ leen ci li nga xamante ne nii mooy erreur boobu noonu nga xam ni laal na ab application boo xamante ni bëriwul Sénégalais yu am téléphone yu ko dul utiliser muy WhatsApp parce que faille de sécurité boobu noonu dafa laal fonction appel bi nga xamante ni moom la ñuy def via WhatsApp logiciel d'espion boobu noonu nga xam ni entreprise Israël bi ñuy woy NSO Group moo ko créé day installé wu ci li nga xamante ne nii mooy application utilisateur bi loolee mën a tax ñu infecté li nga xamante ni mooy appel téléphonique yi muy def via WhatsApp loolee taxoon WhatsApp génne ab communiqué pour xamal utilisateurs yi ñu mettre à jour seen application yi pour plus de sécurité donc ñi nga xamante ni yëguñu ko woon wala ñi nga xamante ni yëg nañ ko te defuñu mise à jour mën nañ ko def pour assurer seen sécurité. dañuy ñëw d'abord ci affaire bi naka la demee maanaam faille de sécurité bi nga xamante ne nii laal na WhatsApp dafa nekk benn faille boo xamante ni ay équipe de haut niveau ñoo ko mën a détecter maanaam du loo xamante ni yomb woon na xam bu ñu sukkandikoo ci Financial Times faille boobu noonu nga xam ne am na ci application WhatsApp NSO Group muy benn entreprise israélienne daf ko utiliser pour installer li nga xamante ni mooy ci application WhatsApp bi ay logiciel espion yu ñuy tuddee Pegasus. parce que entreprise boobu noonu moo leen wax sànq muy entreprise NSO Group nekk Israël day fournir ay logiciel force de sécurité yi nekk ci àdduna bi dëkk yu bari dëkk yu am doole yi je veux dire boo jëlee États-Unis nga jël Russie nga jël les grandes puissances mondiales ba ci Israël seen réew entreprise boobu noonu da leen di jaay li nga xamante ni mooy ay logiciel espion pour que ñuy mën di topp di surveiller ay doomi aadama wala sax ay gouvernants. d'ailleurs am na benn ONG anti surveillance bi ñu woowee Citizen Lab am na sax benn avocat wu boo xamante ni ci wàllum défense des droits de l'homme lay yëngu visé woon nañ ko dimanche 12 mai à travers logiciel espion boobu noonu ñu tuddee Pegasus bi ma leen wax sànq. benn programme la boo xamante ne nii day tax ñu collecté géolocalisation wu doomi aadama bi maanaam fi mu féete ci zone géographique fan la nekk ban réew la nekk. day permettre aussi ñu lire ay messages am ak email am yi c'est-à-dire que yamul rek ci WhatsApp day dem ba laal yeneen application yi nga xamante ni nit ki am na ko ci biir téléphone am te beneen bi gën a graaw ci logiciel espion boobu noonu nga xam ne entreprise israélienne bii di NSO Group créé na ko mooy day déclencher maanaam day taal sa micro ak sa caméra wu téléphone sans pour autant que yow nga xam ko c'est-à-dire que benn logiciel bu graaw la boo xamante ne nii day topp nit ki di ko tracer fépp fu mu mën a nekk ak activités yi nga xamante ni mi ngi koy def à travers téléphone am. comme ni ma leen ko waxee woon sànq groupe NSO day jaaxe ay produits yooyu noonu muy logiciel espion yooyu noonu ay gouvernement yoo xamante ne nii dañuy salfaañi li nga xamante ni mooy ak yelleefu doomu aadama di leen jox tamit ay outils yoo xamante ne nii ñooy tax ñuy topp seeni opposants boo jëlee ci ni réew yi nga xamante ni conflit politique bi dafa am doole gouvernants yi dañuy jënd genre outils yooyu noonu pour topp seen opposants yi nga xamante ne nii xëy na da leen sonal. te loolu ONG Amnesty International dëggal na ko ci communiqué boo xamante ni daf ko publier woon le 13 mai. d'ailleurs en août 2018 kenn kuy liggéey Amnesty International ciblé woon nañ ko jaaree ci logiciel boobu noonu muy Pegasus comme ay yeneen militants ak ay journalistes yoo xamante ne nii ñu ngi ci ay dëkk yu bari yu ci mel ni Arabie Saoudite wala Émirats Arabes Unis wala ay yeneen i réew. ab outil la boo xamante ne nii bàyyiwul kenn. moo xam ngay homme politique moo xam ngay journaliste moo xam ngay militant des droits de l'homme moo xam ngay activiste moo xam ngay citoyen lambda boo xamante ni nii xëy na peut-être mun nañ jaare ci say données personnelles pour utiliser ko jaay koy entreprise yu mag moo xam ay entreprise publicitaire wala ay sax entreprise commerciale entreprise yoo xamante ni c'est des entreprises de e-commerce yoo xamante ni nii yow dañ lay cibler pour di la diffuser ay publicités yoo xamante ni nii yow day méngoog say bëgg-bëgg. donc c'est des stratégies yoo xamante ne nii dafa am ay enjeux importants parce que am na alal ju ci ne à travers logiciel yooyu noonu ñuy jaay viser nag population mondiale bi yëpp képp koo xam ne am nga téléphone ñu ngi lay viser.
te li gën a yéeme ci cas bi mooy entreprise boobu di NSO Group bi créé logiciel espion yooyu noonu dañ koy def en complicité ak état bu Israël. loolu moo tax ONG Amnesty International décidé porter plainte ministère de la défense bu Israël bi nga xamante ne nii moo war a encadrer lépp loo xamante ne nii jëm na ci kaaraange nit ñi ak doomi aadama fu mënti ne parce que entreprise bu nekk ci biir réew mi la boo xam ne yemul ci biir réew mi mais day intervenir ci yeneen réew mais dañu constaté que ni état Israël moo protéger entreprise boobu noonu parce que entreprise boobu di NSO Group nekk Israël jot nañ ay plainte yu bëri tukkee ci ñenn ci askanu Israël ak ay défenseurs des droits de l'homme yoo xamante ne ni dañ leen attaqué woon te entreprise boobu noonu moo ko def mais plainte yu doomi aadama yooyu yëpp defoon contre entreprise boobu noonu état Israël réagirul c'est-à-dire que entreprise bi day exercer en complicité ak état bu Israël moo tax affaire bi jafe xeex. donc gannaaw loolu lépp WhatsApp ci boppam communiqué bi ñu génnee pour xamal seen utilisateurs yi ñu mettre à jour seeni application confirmé ne que ni faille bi benn entreprise privée moo koy exploité te loolu xam nañ ko mooy NSO Group bi nga xamante ni day travailler ak ay gouvernement pour installer ay logiciel espion ci téléphone doomi aadama yi. NSO Group boobu noonu entreprise boobu bokk na tey ci entreprise yi gën a mag ci li nga xamante ne nii mooy njaayum ay outils de surveillance ak di espionner li nga xamante ne nii mooy données doomu aadama yi di topp nit ñi. parce que Israël ñoom noonu lañ mel réewum caay-caay la goo xamante ne nii booy xool virus yi ngay gis ci ordinateur yeeg téléphone yeeg yépp yu ci bari Israël lañ ko defaree c'est-à-dire que ñoom dañu aay ci domaine boobu noonu moo tax ñu naqaree xeex parce que ci domaine informatique la ñuy jaar di def seeni mbir di def seeni njuuj njaaj di def seeni manigance pour mën di manipuler nit ñi Israël ñoo mel noonu. te leneen li firndeel entreprise israélienne boobu noonu yàgg na def lu ni mel jotoon nañ benn plainte boo xamante ne nii dañ ko déposé woon en fin 2018 te ki ko defoon di jegeñaale journaliste bi di Jamal Khashoggi bi nga xam ne dañ ko rayoon ci ambassade Émirats arabes unis ca Istanbul te plainte boobu noonu day wane ni téléphone journaliste boobu ñuy rayoon muy Khashoggi dañ ko mettre woon sur surveillance maanaam dañ ko doon surveiller durant atum 2018 bi yëpp te surveillance bi ils se sont rendu compte que ni après xam ni logiciel Pegasus bi nga xamante ni NSO Group moo ko créé moo nekkoon ci téléphone am maanaam avant ñu ko doon ray dañ ko doon surveiller. jamono jooju entreprise dafa weddi woon mais du dëgg parce que dañ ne woon logiciel bi dañ ko doon jaay seulement gouvernement yi ak service de maintien de l'ordre yi mën a aar li nga xamante ne nii mooy seen askan contre yenn ñaawteef fi alors que loolu lépp amul dañuy utiliser logiciel yooyu noonu pour def naka sulu noonu. pour ñi nga xamante ni xëy na peut-être ñi ngi tiit ba xam désinstaller seen WhatsApp ak tout da leen di xamal rek faille bi nga xamante ni amoon na ci li nga xam ni mooy service de sécurité WhatsApp d'après li ñu wax corriger nañ ko. donc mun nañ bañ a tiit lu bari il suffit seulement nga mettre à jour li nga xamante ni mooy sa application parce que logiciel Pegasus boobu nga xam ni entreprise israélienne boobu noonu moo koy créé yàgg nañu def lu ni mel doon nañ jaar ci yeneen canaux pour installer ci ay téléphone wala ay yeneen plateforme ay virus wala ay logiciel espion def nañ ko Apple def nañ ko Google def nañ ko ay entreprise yu bari yàgg nañ perpétrer li nga xam ne nii mooy xeetu ñaawteef yooyu ab mbir la boo xamante ni tey épargné wul benn entreprise boo xamante ni da ngay yëngu ci wàllum technologie faille de sécurité yi day gën di jéggi dayo parce que dafa am benn mafia boo xamante ni ñoo ci nekk di créer ay logiciel espion ak ay outils yoo xamante ne ni dañ koy mettre sur le marché clandestin di mën a surveiller données doomi aadama yi marché bu am alal la parce que c'est des centaines de millions d'euros yoo xamante ne nii dañ koy jaay ay entreprise dañ koy jaay ay gouvernants dañ koy jaay ay yeneen groupe yoo xamante ni ñaawteef kese la ñuy def. donc ñun suñu réew xëy na peut-être nekkuñu en avance par rapport ak loolu mais na ci ndaw ñi gën a gëstu na ci suñu gouvernants yi gën a gëstu mettre en place ay systèmes yoo xamante ne nii ndaw ñi nañ ko xam ndaw ñi nañ mën jàng yooyu noonu ñàkkul ni Sénégal sax am na fi na état bi utiliser loolu pour que yeneen dëkk yi mooy ñi jël. entreprise dëkk yooyu mooy ñi jël ñu nit suñu réew ñu mën di ko def pour mën a aar suñu askan aar suñu utilisateur tey li ñuy wax commerce des technologies de surveillance problème la ci àdduna gi yëpp njaayu logiciel yooyu noonu wala outil yu ni mel dañ koy interdire ci dëkk yëpp moo xam muy Europe wala sax dëkk yi nga xamante ni sax duñu respecter li nga xamante ni mooy ak yelleefu doomu aadama boo xool suñu réew yi rek ñoo descend Afrique ñoo yeewoogul te yaakaar naa ni yeneen continent yi dañ koy defee ñu nit war nañ ko mën a def parce que tey amul kenn ku dul utiliser li nga xamante ni mooy technologie moo xam téléphone moo xam ordinateur moo xam yeneen outils Afrique tey benn marché la boo xamante ni nii dafa important donc foog suñu gouvernants yi jël ci ay mesures mettre en place des politiques organiser ay conférences parce que yeneen continents yi ñuy def ñun suñu continents yi duñ ko def ñun xalaatuñ sécurité utilisateurs yi xalaatuñ sécurité entreprise yi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllum technologie moo tax njombe yi di wéy di am ci suñum réew.
donc nag pour protéger wu ci ñaawteef yooyu nga xamante ni mi ngi laal utilisateur u àdduna gépp yemul rek Sénégal li ci gën mooy nga prudent di jéem a installé li nga xamante ni mooy ay logiciel de surveillance yoo xamante ne nii dina la mën a permettre nga protéger li nga xam ne mooy say données personnelles am na ci ay logiciels yu efficace moo xam ngay utiliser iPhone wala Android wala nga yor ordinateur activer bépp moyen de protection boo xamante ni am nga ko sa téléphone wala nga wut ko à travers un informaticien wala koo xamante ni xam-xamam màcc na ci nga mën di aar sa outil bi nga xamante ni mënoo tàqaliko ak moom. di moytu aussi tamit application wala logiciel boo gis jéem ko installé parce que la plupart noonu la ñuy def dañuy xool bëgg-bëggu li nga xam ne mooy utilisateurs yi fexe créer genre application wala logiciel yu mel noonu pour que buñ ko installé seen i téléphone portable wala seen i ordinateur ñu mën a jaar ci logiciel yooyu noonu wala application yooyu pour mën di leen surveiller pour mën di teg bët li nga xamante ni mooy seen données personnelles mën di leen suivre donc yooyu yëpp foog ñu def ci attention balaa ngay télécharger sax application wala logiciel lire li nga xamante ni mooy avis yi maanaam lan la ci utilisateurs yi wax nga xool commentaire ba pare bu la leeree ni wóor na nga koy soog a télécharger looloo gën a wóor. donc yéen ñi nga xamante ni yéen ñuy suivre actuellement bu fekkee ni dafa gooleen li nga xamante ni mooy mise à jour seen application WhatsApp def leen ko dès maintenant pour assurer li nga xamante ni mooy seen sécurité. donc vidéo bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox ti daje beneen yoon ak beneen vidéo jaa ngi jëf.